mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bisimilah leen ci xabaaru njoloor si. li ci gën a fës sampup njiitu parti réew mi ci bopp conseil économique social et environnemental Idrissa Seck amul benn njeexintal ci dundub askanu Sénégal xalaat la wala gis-gis bu bàyyi ko ci Pape Sarr moom mooy secrétaire général adjoint bu LD Debout jàpp na ni sax kon amul lenn lu muy xaar ci njiitu kuréel google moom tax ma ngay sàkku tam lu mel ni conseil des collectivités territoriales CSE ak yeneen i kuréel ñu daal di ko tasat ci Sénégal ndax day lekk ko parte amul benn njeexintal ci dundu askan wi Pape Sarr ay kàddum dañ ko teewul ci ndorteelu xabaar yi bu jàllandee lu jëm ci nit yi nga xam ne kon dañoo amee laago rawatina kon di soxna ci réew mi ne nag lépp lu jëm seen ak seen yelleef dootuñu nangu mukk ñu koy daal di salfaañe ci Sénégal ba tax ñu alal ndaje ak waxtaan gu yaatu seenu biir xool loole kon nan lañ ci daal di taxawee nee nañu nag léegi lépp loo xamante ni doxalinu réew mi la seen loxo dañ ko si fas yéene suuf ba mu gën a yaatu dañ leen teewlu ginnaaw ndaje bi amal taskatu xabaar yi ak Mamadou Lamine Faté ci biir xabaar yi bu jàllandee yëglekaay yi mooy laf-laatu xabaar yi ci njoloor si mbokk yi loolee gën a fës ci xëtu xabaar yi nees kiis bu jala andi ñu nit ci faram-fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njorool si dañ ko tàmbali duñ ko junjee ci ndortelle ak Idrissa Seck moom la ñu samp niki démb ci bopp conseil économique social et environnemental waaye nag sampam goge ki nga xam ne moom moo nekk secrétaire général bu LD Debout ne amul benn njëriñtal ci état bu ci askanu Sénégal ndax jàpp na ni kon amul duñ ci mën a gis seen bopp Pape Sarr moo ni waxee jàpp na ni sax kon kuréel goge nga xam ne Idrissa Seck moo ko jiite moom amul lenn lu mu ci xaar loo xam ne mën indi saafara ci jafe-jafe askan wi di jànkonteel ba noppi sax lu muy sàkk mooy kuréel googu ak yeneen kuréel yoo xamante ni ñu ngi fii ci Sénégal ñu daal leen tas-tasaat ndax ne danay lekk xaalisu réew mi te amul benn njeexintal ci askanu Sénégal Pape Sarr ñu teewli kàddoom ci micro Adama Sarr Moussa Fall. Sérieusement dañu wante dëgg rek képp ku bëgg a régler problème mu Sénégal ku bëgg a régler jafe-jafe Sénégal du conseil économique social et environnemental nga war a dem foofu moom. supp daal am na fa mbumbaay am na fa boo ko gisee dem ci écran bi ak kanamam bi ni mu leere nga xam ne calmant yi ak milliards yi ne foofu nga xam ne séddoo rekk la commencé na am effet ci moom ñun dañu jàpp ne conseil économique social et environnemental loolu rek boo fa demee ay politiciens yi ci bëri bokk ci yeneen jamono ay ñoo xam ne nii dañuy mbubboo ay tur ci suñu askan ci suñu société ñoom rek lañu fa dajale jox leen ay milliards ñuy séddoo li ñu leen laaj daal mooy ñu def ay rapport di def ay avis di def ay réunion waaye boo seetloo Sénégal ni muy doxee boo gisee fenn foo xam ne ni fii conseil économique social moo tax ñu réglé fa tel problème ku ko gis nga wax ma ko maa la yoral Serigne conseil économique social ak assemblée nationale bi ñu dénk Moustapha Niass ak au conseil des collectivités territoriales bi ñu dénkoon Ousmane dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm te tey am tam dañ yaa yor ko ak commission dialogue territoire loolu lépp ay kuréel la yoo xam ne ni amalul réew mi benn njëriñ amul askan wi benn njëriñ di leen fay payoor bu baax jox leen ay oto yoon bakkare ñuy dem ay mission ñoom ak seeni njaboot seen lépp daal mel di talaata. ñu jógee ci conseil économique social et environnemental addu ci pencum ndaw réew mi di assemblée nationale séance plénière yi jëm ci examen bu LFI du loi de finances jëm atub 2021 gii danañ ko daal di tàmbale alxames gi ñu dégg man ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre atub 2020 waaye nag calendrier bi ñu daal di samp di arbonaat bi ñu mën am ay joyante ak ki soppite fii ak fan ñu dégmal bu ci àllande bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi nga xam ne indi nañ ko fii ci rédaction bu ITV
leneen ci wàllu xabaar ak wopp bi feeñ ca Thiaroye-sur-Mer am na yeneen ñeent nit yu ko am yees fole ca Hann loolu nag xabaar la boo xamante ne nii kii di Mbacke Seck moo ko daal di xamle moom bokk na ci ñuy taxaw béde Hann waaye tamit wàllu alam gi ci Sénégal moom nag jàpp nañu daal kii di direction protection civile ak direction environnement naka noonu tam établissement classé yi ak ñëpp ñi nga xam ne seen loxo dañ ko sóob ci wàllu nit ak ndëkk wëram foofu ñu daal di taxaw temb bu ko defee wopp gi yees feeñ ci li nga xam ne moom mooy nappkat yi ñu daal di ko indi saafara ngir mu daal di tàggal ko askan wi moom nag jàpp nañu tamit fi mu ne nii état bu Sénégal la ko war mooy mu indi ay mesures yoo xamante ni ngir gunge nappkat yi rawatina kon ñi amee woppi googe ñu teewlu kàddoom Mbacke Seck ci micro Adama Sarr Moussa Fall. diggante Mbour ba Yaraax parce que démb am nañ ñeenti cas ci Yaraax gis nañ mool yi dem géej dañuy am ay picc waga yu génn seen yaram seen i tànk seen i kanam seen i tuñ seen i bët ak seen i awra mu nekk feebar bu leen jaaxal parce que dal na 200 personnes ëpp 200 personnes loolu day nekk problème mu santé publique te biir géej la leen dalee fa la ñuy fi ñuy liggéey te xam nañu géej gi bateau yu mag yi bu ñu yabee matériel bu toxique ay engrais ak ay produits chimiques bu ñuy dellu dañuy raxas seen kal yi sotti ko géej mën na nekk loolu te fa ñuy nappee la leen dalee donc mool yi bu leen loolu dalee ñu nekk ci tefes gi ñëpp xam ban importance la pêche ak yëngatu ci géej gi am parce que day employé 600 000 personnes gouvernement bi war na jóg def ci taxaw seetlu ànd ak direction de la protection civile bi nekk ministère de l'intérieur ànd ak direction de l'environnement ànd ak direction des pêches ñoom ñëpp ñu gëstu lan mooy jot suñu mool yi ci biir géej ak fan la jógee bu ñu defee loolu ba pare ñu xool naka lañ leen di fajee mais pour bañ a empoisonner population bi nag mool yooyu ci tefes yëpp dañ leen wax bu kenn demati géej suñu demul géej dootuñu am xaalis parce que ñun la ñuy protéger ci bañ ñu jox jën bu yàqu loolu nag bu amee ba amatuñu moyen gouvernement bi war na wut ndàmpaay bu mu leen jox ba mool yi demul géej am ci lu ñu jàpp mais ñu fexe ba saafara feebar boobu xool fan la jógee ki ko fi andi nag ñu sanctionné ko parce que principe bu pollueur payeur fii rek la amee sens. des ba tey ci wopp googu la donte xamuñu lan la waaye daal lañ ci mën a jàpp mooy du ab virus bu nu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci doon gu ñu dénk wàllu pàcc mi ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr moom nag ne ñàkkul ne ab tooke la moo nekk ci géej gi ba tax kon mu laalee ak ñii di nappkat yi ba mu jural leen kon jafe-jafe seen wàllu wér-gu-yaram ñu teewlu leeral yi nga xam ne kon moo bàyyi ko ci Abdoulaye Diouf Sarr mi fësal ni lépp li nga xam ne kon mooy ay matuwaay danañ ko jël ngir fexe ba wopp gi tàggalikoo askan wi ko amee waxtu wi ci Sénégal ay kàddu mi ngi Abdoulaye Diouf Sarr. Depuis 2 jours nous avons. ñaari fan a ngi nii nag ñu ñuy wax ni dafa am nappkat yoo xam ni dañoo demoon géej bi ñu ñëwee daal seen yaram mi commencé def ay picc seen yoxo yi wala sax yeneen parti seen yaram fi mu toll nii nag amagum nañ lu tollook ñetti téeméeri cas ci ñoom ñooñu sax lu tollook fukk ak juróom-ñett lañ leen mujjee hospitalisé ñu ci des ñu ngi leen di toppatoo ci l'hôpital yi li tax sax ñu dénk wàllum wér-gi-yaram ñu wax ñi waa Institut Pasteur naka noonu ñeneen ñuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram fi ñu xool daal lan moo waral lu ni mel wante li ñu mën a gum jàpp moo di daal ajowul dara li nga xam ni moo di mbas mi nekkul itam ab virus li ñu gën a jàpp daal moo di dari benn tooke moo feeñ seen yaram fi mu toll nii nag ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum alam bi muy ministère de l'environnement ñu ngi dem ci géej gi ngir xool lan moo ko waral résultat yi ñu amagum fi mu toll nii wanewul ni virus la comme ni ma ko waxee woon sànq ñun daal ñu ngi xaar fii ak ay waxtu yu néew lan moo waral boobule feebar ñi nga xam ne nag ñooy njabootu nappkat yooyu amul kenn koo xam ni wàll nañ ne feebar bi. Contagion, mais nous pouvons être plus précis au plan scientifique dans les heures qui viennent. des ci wopp gu yéeme boobee ca diwaanu Tëngéej itam am na ñu ko fa amee ba tax kon ambulance yi ma ngay jaabante diggante ñoom ñi seen dëkk ak fi nga xam ne mooy stade Ngalandou Diouf fa nu ber ñi amee wopp gu yéeme googule waaye daal lu ci mënti am jàpp leen ni kon lépp li nga xam ne kon mooy ay matuwaay ak ñi kilifa yi ngànk wàllu wér-gu-yaram gi foofee ñu ngi koy jël ba tax ni tamit ñoom nee nañu daal sax kuréel yu ëmb nappkat yi foofee ñàkkul danañu daal di jël ab kalaame yóbbu ko ci kanam ëttu attekaay ngir ñu leeral dëgg li nga xam ne kon moo ci am ba tam ñu xam ku ne la cay sawal ak lan nga ca def ci mbir mi ñu ànd ci leeral ak sunu ndaw ci diwaanu Tëngéej Babacar Seck reportage. téeméer ak juróom-ñaar fukki mool yu amee feebar bi di leen def ay picc yu génn seen yaram ñu ngi leen di toppatoo ci stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej ñu ngi jóge ci département bi ak sax lu ko weesu. les 130 personnes yëpp boo xoolee 125 personnes yëpp ñu ngi jóge Fass Diogo Lompoul Saint-Louis ñoom ñoo fi nekk présentement. waaw mais nag ñun dañ ko jàppe ni bon ay sénégalais lañ bu ñu ñëwee suñu dëkk bi ñu fi ñëw indiwuñ ko kon bu ñu fi ñëwee mu dal leen ñun dañu am droit taxawu leen parce que taxaw boobu mooy wane ni ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. ndaw médecin chef district bu Tëngéej ñu ngi toppatoo malade yi bi nu yegsee ba léegi.
bon vraiment depuis démb équipe médicale bu Rufisque bi ñu ngi ci kawam de même que donc le préfet aussi impliqué wu na ak collectivités locales yi donc ñëpp ñi nga xam dañu impacté donc ci feebar bi sont bien pris en charge ici au niveau donc du stade Ngalandou Diouf. ak kumpa bi nga xam ni moo ànd ak feebar bi di dal moo li di dem géej jën mën naa ñàkk fan yi ci marché bi. ñii moom mënuñu dem géej parce que ñun présentement dañu arrêté pêche bi fii d'ici dimanche dañu wax ci département bu Rufisque avec le gouverneur te yaakaar naa law na ba région de Dakar fa su Thiaroye demuñu géej Yaraax demuñu géej bari na dëkk yoo xam ne demuñu géej kon dina am njeexital ci jën parce que bu ñu toogee fii ba dimanche demuñu géej peut-être yeneen dëkk yi mu eggagul ñooñu mën a ravitailler jën mais fii présentement il faut ñu toog ba xam feebar bi lan la. ñi di yëngu ci pêche artisanale bi ñu ngi xam ne ni dinañ porter plainte. kon veut dire am na càggante gu am ba ñu jël ndox ci géej gi ñu tuural ñu fi loo xam ne baaxul ci suñu askan. bon ñun nag ci suñu li nga xam ne moom la ñu yoon may ñu ngi ciy topp ak suñuy quelques organisations yoo xam ne ay privé lañ ñu ngi xool tracé yi bateau yi fi dugg dans un mois ñu ngi xool loolu lépp pour xam ban bateau moo ko def ak kan moo ko def ñu porter plainte. waa Kër Docteur ñu ngi saytu feebar bi ngir xam cosaanam ci waxtu boobu ñi amee feebar bi ñu ngi wéy di ñëw ci stade Ngalandou Diouf di leen dalal. Babacar Seck jërëjëf li nga xam ne kon moom mooy xëyub ndaw ñi ak politique bu ci état bu Sénégal lal amul kon benn laj bu ci am loolu mooy kaddu yi bàyyi ko ci directeur bu ANEJ Tamsir Faye jàpp na ne kon état bu Sénégal la ko war ngir ndaw ñi des ci Sénégal ci kii jumtuwaay matal na ko ba tax sax mu koy daal di lim benn par benn ñu teewli kàddoom Tamsir Faye njiitu ANEJ ay kàddoom ci micro Seydina Mbaye. laaj amul man gëwuma ne laaj dafa am. parce que soo waxee def ñëpp dañuy laaj yi ça dépend li ngay dugal ci laaj yi soo waxee loolu bon réewu àdduna yëpp ñoo laaj yi parce que man xaw ma dëkk boo xam ne mu ngi ci àdduna bi te amul chômage jeune xaw ma ko te dëkk yi gën a mag chômage jeune yi dafa posé foofu problème c'est que tey sax question emploi moo posé problème d'abord en général ba pare chômage des jeunes en particulier parce que jeunes yi ñoo gën a bari surtout suñu dëkk yi nga xamante ne soo xoolee genn wàllu nit ñi la moitié des gens nga teg ci 60% ba 65% ay ndaw lañu soo xoolee 200 000 et quelques ñoo ñëw ci marché du travail soo xool ñeneen ñi am na pratiquement lu ko toll noonu mbaa lu toll noonu ñoo xam ne amuñu formation amuñu dara te dañu mérité am liggéey parce que ay doomu ndaw mi la réew mi lañu égal dignité ak yow ak man mii donc état daf leen war a jël en charge problème yooyu la ñuy jël en charge te problème yooyu ku la wax dafa yomb daf lay nax yombul yaa ngi dégg ñu état nag mu ngi ciy def ay jéego yu bari parce que nag soo xoolee ñi nga xam ne formé ñi nga xam ne jàng nañ ba seen jàng yeggul ak mbaa xam ne dem nañ ay université ba pare seen jàng méngoowul ak li nga xam ne moo nekk ci marché de travail état Sénégal indi na formation professionnelle bu nga xamante ne tey soo xoolee bu ñu fiy ñëw au pouvoir 24 milliards lañ fi doon def tey 78 milliards lañ ci def soo xoolee li ñuy wax les apprenants ñi nga xamante ne ñoo nekk di jàng ci centre de formation yi 32 000 la woon aujourd'hui nous sommes à 80 000 et quelques. nekkoon i kàddug Tamsir Faye njiitu ANPEJ lu jëm nag ci boobu la ndaje njiitu promise itam daal di ci porox ndoll ne li xew ci Sénégal di wàllu mbëkk mi kon da cee amul njaxle waaye tamit am ci nakar moom Yaay Fatou Diagne jàpp na ne kon ndaw ñi dañu war a des ci Sénégal te nag ñëpp ñi nga xam ne doomi réew mi lañu dañ ci war a sóob seen loxo bu ko defee ndaw yi kon dakkal mbëkk mi des ci Sénégal ngir mën ko suqali ñu teewli kàddoom. président de la République loolu la def muy problème muy entrepreneur jeunes yi naka lay fexee ba jeune Sénégal ñu gën a gaaw a gis seen bopp gaaw a mënal seen bopp parce que loolu la ku nekk bëgg alors man ñu ñëw tey ànd ak waa ANPEJ ak Promise ci partenariat bi pour ñëw indil jeunes yi ay formation won leen naka la entrepreneuriat entrepreneur d'abord il faut nga def nekk entrepreneur ba pare doo ko nekk def entrepreneuriat alors entrepreneur nag état d'esprit donc état d'esprit bi mooy d'abord gëm sa bopp gëm fi nga jëm et puis gëm li nga bëgg a def donc loolu nag dafa laaj am na si loo xam nag nit ñi dañ koy am naturellement muy don mais am na loo xam ne nag da nga koy acquérir ñu naan l'acquis donc ñun dañ ñëwoon tey ci li nga xam ne mooy l'acquis maanaam ay formation ay jumtukaay yoo xam ne ay boroomi xam-xam ñooy ñëw wax ak ñoom pour ne leen nii ak nii ak nii la nii ngeen di saytoo ak ni ngeen defee message ma doon lancé jeunes yi mooy li xew fan yi dafa nekk loo xam dafa metti
nga gis ay jeunes lu toll ci ay téeméer yu bëri ñeenti téeméeri jeunes ak lu topp vraiment ñàkk seen bakkan pour ne dañu yaakaar leneen feneen wax dëgg yàlla loolu nekk na lu ñu metti ñun ñëpp en tant que yaay en tant que mag en tant que tante vraiment metti nañu ñu bëgg wax jeunes yi rek ne nit ku nekk na nga jàpp ci li la yàlla sédd ña ñuy fekki fële ñu ngi yor problème yoo xam ne moo ëpp foofu naxee mbaay nag daf la naan solution bi fee la nekk alors que solution mi ngi say bët ndax loo paree def fee boo ko paree def ci sa réew rek non seulement di nga ci am sa ngërëm bopp am ci say ngërëmu mbokk am si ngërëmu yàlla kon nañu gën a gëm suñu réew xam ne comme ni ma ko waxee sànq sëñ Fallou Mbacké da daan wax naan lu ñu defar mu baax donc nañu defar suñu réew ndax ñun ñoo ko war a defaral suñu bopp di leen ñaan rek ñu gën a gëm am yaakaar ci seen réew. mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey fukki nit ak ñett ñoo am yees woppi Covid 19 bokk ci ñoom benn cas importé ak lu toll ci juróomi nit yoo xamante ne ni ay cas contact la juróom-ñaari di ay cas communautaire fukki nit ak ñaar ñoo wér ci mbas mi ñaari nit kon nekk ci sowtaas benn nit moo ci ñàkk ba kenn mu toll ci juróom benn fukk ak juróomi nit nekk ci traitement bu nu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye maa ngi koy junj ci ndorteelu xabaar yi. association bi ëmb ñi nga xam ne dañoo amee laago ci Sénégal ñoom nag nee nañu kon seen àq ak seen yelleef dootuñu nangu mukk ñu koy salfaañ ci réew mi te nag des ni tey lépp lu jëm ci doxalinu réew mi dañ ci sóob seen loxo bu baax a baax ñu ko daal di xamle ci ab ndaje boo xamante ne amal nañ ko ngir sottante xalaat ak weccante xalaat ci lu jëm ci ODD yi Mamadou Lamine Fati reportage. convention bi ëmb àq ak yelleefu ñi nga xam ne ñooy waayi laago yi la ak ODD yi moom la association nationale bu ëmb waaye laago Sénégal yi la di saytuwaat ngir gën a mën a xamle seen i ñooñ li nga xam ne mooy seen i àq. li nga xamante ne dans toutes les activités de la vie la parce que dañu toll ci approche droit association bi léegi dafa dépassé foo xam ne dañuy ñëw rek ñu tàllal loxo ñu jox leen mais dañuy yem foo xam ne suñuy droit la ñuy prôné te comme ni ma ko waxee sànq bi may présenté. La loi dafa nekk loo xamante ne moo ñuy permettre ñu jëm ci kanam parce que droit kenn du ko négocier da nga koy arracher et je pense que foofu lañ toll. doxal bu yéex bu ñu def ci loi d'orientation sociale ak beddi konte bu am seeni biir wala sax ñàkk topp àq ak yelleefu nit yi nga xam ne ñoo ànd ak laago loolu yëpp di ay jafe-jafe yi nga xam ne section féminine bu ëmb waaye laago yi nekk ci géejawaay bëgg ko fee jëlee. droit handicapé yi ni ma ko gisee moom mooy état dafay ratifier comme lu mel ni convention bi mais du am suivi. organisation yi duñ ko topp section yi nga organisation yi mu concerné duñ ko topp pour def suivi bi pour ñu mën a xam ne droit yi lii la pour ñu réaliser nos droits parce que état aussi bu ratifié day am obligation daal di koy appliquer mais nag ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw mu soxal leen dañu war di ko suivre aussi. ngir gunge section féminine bu association yi nit yi ànd ak laago étude ak coopération internationale teg na ci taabal bi $20 millions ak ñeent yi nga xam ne lépp rek ngir jàppale jigéen yi lee ñu yëkkati seen kàddu ci kaw. ndaxte ñëpp xam nañ ne su ñuy wax lu jëm ci àq ak yelleefu jigéen ak ndaw ñi jigéen dañ nar a def loo xam ne booloo bokkandoo àndandoo. jëlandoo li nga xam ne mooy préoccupation yi ñi nga xam ne dañ leen di tàmm di fàtte donc loolu dafa am solo lool moo tax ñu kontaan ci appui bi ñu jox appuyer section féminine Guédiawaye ak accompagnement bi ñuy ko accompagner waa CFSAF. jigéen yi nekkee ci association nationale bi ëmb waaye laago yi la ñoom bëggatuñu des benn yoon gannaaw ci seeni àq ak seeni yelleef loolu tax na ba ñoom yëkkati nañu seeni kàddu ngir bëgg rek jigéen yi nga xam ne ñoo ànd ak laago ñu jox leen seeni gëdd ak seeni cër bu ñu yellool. Mamadou Lamine Fati jërëjëf daal di àddu ca diwaanub Diourbel ca Njaareem jàppale ne kon programme bi ñu nal ngir indi yeesal ba goxaan yi ci Sénégal daal di méngoog jamono daal nañ ko fa jëmal ba tax kon lu jëm ci xàll di yoon yi nga xam ne kon dina gën a yembal dem beeg dikk bi ñu ngi ciy taxaw waaye tamit assainissement ngir ndox yeeg lépp li nga xamante ne jafe-jafe teew askan di ko daal di jànkuwanteel ñu fas yéene ci indi saafara góor a ndaklu ñu xayma ko ci lu ëpp juróom-benni milliards ci suñuy koppar état bu Sénégal def lu ni mel lëkkaloo ci banque africaine de développement njaareem inauguré phase bu njëkk jëm ci programme bi ñu yeesale gox-goxaat yi ginnaaw bañ fi defaree yoon yu bees jëwriñ ju ñu dénk wàllum développement communautaire ne lii lenn waralu ko lu dul fexe ba kaw gi méngoog dëkku taax yi. Population de Diourbel, choisie à cause de son déficit en infrastructure routière
Diourbel ak position géographique ci réew mi ak li nga xamante ne ni nag ñàkkoon na ko ci wàllum infrastructure loolee tax njiitu réew mi sàkku ci Promoville ñu doore fi li ñu naan Promoville loolee nag biñ ko xaymaa ci suñuy koppar toll na ci lu ëpp juróom-benn milliards. pour un montant de 6,319 milliards. Samba Ndiobène kay yokku ca ne lamp yi naka noonu wàllum assainissement loolee it bokk na ci projet bile. C'est une grande fierté que l'on constate que toutes les infrastructures réalisées à Diourbel. lii it contentement la ci ñun ñu seetlu ne projet bi bàyyiwul leeraange dëkk bi naka noonu it wàllum assainissement yi waaye it jot nañoo tàggataale ay ndaw ci wàllum bâtiment loolu yëpp nag dina leen mën a may ñu amum xëy. Dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes, former 86 jeunes au métier des bâtiments et travaux publics. loolee tax ki jiite bokk moomeel bu njaareem rafetlu taxawaayu njiitu réew mi ginnaaw ba muy xamle ni wàccoon ak moom ci ay digéem. maa ngi sant bu baax président de la République ndax tey ba ma recevoir keroog sama wetu maag sama frère Dame Aminata ñoo toog ma ne ko monsieur le président ma ne ko monsieur le maire ma ne ko man xam nga lan moo ma ñor bëgguma ministre bëgguma docteur dafa la ñaanal lépp lu ëpp fukki kilomètre ci yoon yu bees loolee le programme bi yeesal gox-goxaat yi def ci njaareem ginnaaw ba ñu sàmmonteek délai ba ñu joxe woon ci wàllum liggéey bi bawal yi doon xaar. Gora Ndaklo jërëjëf des ci lu jëm ci wàllu cinéma loolee nag danañ ko fexe mu daal di jëmbalaat ko ci Sénégal rawatina ci Ndakaaru lu toll ci juróom-ñetti milliards sunu xaalis lañ ca fas yéene dugal juróom-ñaari salle yu cinéma yoo xamante ne dana def ay togg téeméer jàpp ñetti téeméer yoo xamante ne lañ ci jublu mooy fexe ba ñi nga xam ne kon cinéma moom seen bëgg-bëgg la ak di leen bokk ci leen di bëggal ñu daal di ko jëmbalaat ci Sénégal loolee nag jëwriñ gu ñu dénk wàllub caada ak cosaan ci Sénégal Abdoulaye Diop da ko daal di rafetlu ndaje lañ ci daal di amal ngir rek waxtaan ci waxtaan wu yaatu te teewaayu moom mi nga xam ne mooy maire bu Ndakaaru Soham Wardini ak Abdoulaye Diop loolu itam nga amee ci teewaayu Awa Thiaw ak Cheikh Diop. juróom benn at a ngi ñu bëgg samp ab projet boo xam ne day yëngu ci wàllu cinéma fii ci Sénégal rawatina ci Ndakaaru ginnaaw bu ñu woylee sunu njàng ba noppi xool nañu bu baax waaye am nañu yaakaar ni Sénégal wala Dakar yittewoo na loolu ginnaaw buñ ci waxtaanee ak jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub caada ak cosaan ak ñenn ci sénégalais yi nga xam ne am nañu yaakaar ni bëgg nañu cinéma tàmbaliwaat fii ci Sénégal ak yenn ci Dakar waaye loolee tax projet bi ñu bëgg ko samp fii ci Ndakaaru sunu bëgg-bëgg nag mooy samp lu toll ci juróom-ñaari salle yoo xam ne 1400 places moo ci nekk bu ko defee ñëpp ñi bëgg cinéma di ko dund mën ci gis seen bopp. 400 fauteuils. liggéey bi ñu door ci wàllum tabaxum boobu le cinéma ministre de la culture di ko rafetlu bu baax a baax. lu ma wax léegi ci mbirum cinéma dama ne depuis président Macky Sall ñoo fi xam ngeen ne ñu ngi appuyer bu baax le monde du cinéma suñu résultat yëpp suñu amee concours yi ñu am à l'international ci cinéma wane na ko mooy FOPICA bu koy accompagner tey ñu gis ne xatte nañu ñëw fii def l'une des plus grosses salles mooy salle bu gën a rëy si Afrique si biiru cinéma loolu jox Sénégal gëddëm la si biir culture si biir cinéma. ginnaaw maire bu Dakar cinéma Pathé Dakar bi daal dina ñëw bu baax a baax ci projet yi nga xam ne waa mairie bu ville de Dakar daal di woon nañ koy teg ngir amal ay cinéma fii ci Dakar. li ma fi gis nag dal na xel ndax dafa dugg ci programme ville de Dakar programme artistique bi ñu amoon ñu am 5 pôles yoo xam ne dafa am benn boo xam ne cinéma lañu ko jagle woon kon tey bu ma ñëwee fii ñu ne kii complexe bi dina am juróom-ñaari salle de cinéma ñu tabax ko tabax boo xam ne mucc na ayib ma gis ne lii bu yeggee li ñi ma wax yépp ne moom lañ fi prévoir dana dugg bu baax ci suñ programme Dakar ville propre Dakar ville verte te li ma ci gën a neex nag mooy promoteur bi nee na ma fii moom képp ku fiy liggéey ci commune bi ngay soxee ko multiplex bu 500 mètres carrés daal di am li nga xam ni mooy 1400 fauteuils ba noppi ñu daal di koy tas ci juróom-ñaari salle cinéma Pathé Dakar dina ubbi ay buntam ci weeru mai jàpp fukki fan ak juróom ci atum 2021 fële ca Mermoz ngir bégal ñi nga xam ni ñoom ñoo bëgg lii di cinéma.
application wu yees jaaree ko ci xarelu yu yees yi danañ ko jëmmal fii ci Sénégal lañ ci jublu mooy fexe ba ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu koom ak chargeur yu nekk ci doomi Sénégal yi mën nañu kon jëflante seen i jënd ak seen i jaay te duñ ci daal di déplacé wu loolee nag nekk mbir moo xamante ne ni kii nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu koom ci Sénégal dañ ko daal di rafetlu ndax nekk na mbir moo xamante ne ni ñu na ci waxtoom waaye dina leen yëmbal lu bëri seen liggéey Adama Sarr reportage. ngir gën a jëmal kanam li nga xamee ne moom moo ko tax a jóg kuréel gi di COSEC nag daal dina taxawal ay jumtukaay yu bees benn ba nag di bourse de fret maanaam daal fexe bëpp camion boo xamee ne day gën a ndakaaru di yeb marchandise bu ñibbisi waa ndakaaru mën a yebat marchandise. bourse de fret boobu nag ci chambre de commerce yi lañ fas yéene appuyé wu ndax jot nañ leen équipé bu yàgg jox nañ leen matériel bi ak logiciel bi ak formation bi pour que suba camion buy dem ci benn région booy yóbbu marchandise information bi di nga ko mën a jox waa région ba pour que booy dellu si ñu mën a def réservation pour nga mën a bañ a dellu si neen nga dellu si ak marchandise booy chargé ndax Sénégal problème bi mooy camion yi dañuy génne ndakaaru fees bu ñuy dellu si daw xottu neen ñëw noonu te duñu chargé te loolu bokkul ci efficience économique. beneen bi si topp nag di EVP maanaam exposition virtuelle permanente la ko tax a jóg nag moo di gën a ñoŋal li nga xamee ne moo di njënd ak njaay jëm ci foire yi nga xamee ne ñoom dañ koy organiser. COSEC dafa baaxee di gunge ay opérateur ci ay foire ak ay salon waaye chaque fois bu ñuy yóbbu du ñu mën a yóbbu ñëpp te ñi ngay bàyyi fii vraiment sa yaram day daw parce que da nga naan ñii kat ñay dem ëpp ñu leen mérite or établissement public ndey gi seex la njaaxaanaay la war di tëddee ci lu bëri moo tax nag ñun ñu concevoir avec suñu ingénieur informaticien yi ndax corona bi mu ñëwee li mu wane dafa wane ne tey ji il faut ku nekk xalaat nooy doxalee ay mbir ñu xalaat ak suñuy ingénieur informaticien biir COSEC jéegaaneew ñu ko ndax COSEC la ñu concevoir ces produits ñu tuddee ko EVP. li ni mel nag tax na ba waa Union des chambres de métiers du Sénégal rafetlu ko bu baax ndax nag dañ jàpp ne li ni mel day gën a yombal seeni liggéey. mu nekk nag benn mbir moo xamante ne nii benn demande la boo xamante ne à chargeur sénégalais yëpp lu ñu soxla woon la donc plateforme bi tey jii dinañu permettre ñun acteurs yi ñu mën a jaay suñuy produits sans pour autant que ñu jóge suñu fi nga xamante ne fa la ñu dëkk. ak application bu bees bii nga xamee ne COSEC taxawal na ko ba li tax a jóg nag maanaam daal moo di toppatoo li nga xamee ne moo di bànneexu importateur ak exportateur yu Sénégal mu mën koo amal ci ni mu ware. Adama Sarr jërëjëf ñaari téeméer ak juróom-ñaari milliards sunu xaalis li ñu dugal ci projet bi di ñëw ci wàllu ndëkkuwaay di Dakar First Pikine Pékin Sénégal loolu nag toll na ci juróomi tour ak fanweeri étages yoo xamante ne ni. benn bu ci nekk dina am juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaari logement loolu lépp nag ñu daal di ko wasaari ci ay dëkkaan ak tamit li nga xam ni moom moo jëm ci ay appartement standing yooyu yëpp nag njiitu réew Macky Sall moo daal di teg kon xer wu njëkk wi di ki démb ci Diamniadio moom nag daal dina ñaax ñi nga xam ne kon ñoo sokki mbir yi ngir ñu gën a mën a bàyyi xel nit ak ndëkkuram maanaam alam gi ñu teewlu kàddoom njiitu réew Macky Sall ci micro Babacar Seck. Diamniadio ne doit pas être qu'une agglomération de fer, de béton et de verre. Diamniadio warul nekk rek ab tundub bu ñuy samp fer ak jóori béton dafa war a nekk bërëb buy dalal nit ci anam yi gën ab ville bu neexe dëkkee te féex ville buy noyyi naat dama bëgg Diamniadio ville verte moom mooy suñu bëgg-bëgg soxal projet yi ñu fa samp ci wàllu aménagement naatal ak taaral li nga xamante ni moom mooy bërëb ngir ñu mën faa sokkaleb naataange loolu mooy solos li nga xamante ni moom mooy digal yi ma jox yenn direction yi ngir ñu taxaw ci ndax li ma bëgg mooy benn garab bu ñu gor fii rek soxal projet bi ñu mën kaa wóotale ak ñaari garab yu ñu samp lu ñuy méngale ak li nga xamante ni moom mooy jubluwaayu plan Sénégal émergent dama fësal tey ab plan d'action buy jëmmal ak joyante li nga xamante ni moom mooy PAP 2 baa ñu gën a dooleel li nga xamante ni moom mooy secteur privé bi ngir ñu jël relais yi comme promoteur yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw sanc fii nii maanaam développer ay projet immobilier bu ci mel ni Dakar First ci fànn boobu la jëm. Secteur privé. Le projet immobilier Dakar First va dans ce sens.
mbokk yi yegsi nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca Idrissa Seck njiitu parti réew mi démb lañ ko samp ci boppu conseil économique social et environnemental ci ndaje ba la porox ndoolu kon yebbi dëggam ay bañalam ak ñëpp ñu ko doon jóori xeer njiitu parti réew mi ci Vox Populi ni diggam ak Macky Sall lépp bandang lépp ratax maanaam mel na ni léegi mburoog soow te seen jubluwaay atub 2035 la yéeglekaay bi ne bu dee diggante idéeg Macky lépp neex diggante idéeg Mimi ndax jóorantey xeer yi jaarale ko ci ëttu taskatu xabaar yi ba tey ma ngay wéyandi bu dee Idrissa Seck ne amul jotul lañ bët kenn waaye nag def xayma ci li nga xam ne la Aminata Touré def ci bopp kuréel gi lu mënta ñàkk la Aminata Touré ni Idrissa Seck temps bi da ko fee bàyyi ndax dafa toog diir wu yàgg liggéeyul maanaam ci ko gàttal chômeur la woon ndax administration bu Sénégal léegi dafa évoluer yokk bu baax ay jéego te nag loolu Idrissa Seck xamu ko ndax administration bi léegi melul ni fukki at ak juróom-ñaar ci ginnaaw ndaxte lépp ci xare lu yees lañ ko jaarale maanaam dañ ko informatiser Sud Quotidien en tout cas Idrissa Seck nag léegi dugg na ci biir scène bi ci lu jëm ci falub décret bi nga xam ne mu ngi ko doon jaabaajo nga ci réew mi Idrissa Seck dikkaat na ci waaye nag yëglekaay bi ne moom njiitu parti réew mi waxeet la def wodd ko ba mu rafet la Tribune ne enfin Idrissa Seck dégg na président ndax yàlla ginnaaw bu ñu ko sampee ci bopp kuréel gii di conseil économique social et environnemental les éco ne Idrissa Seck démb show dëgg la def waaye nag Aminata Touré daal may ko fu mu yàqee nakam ndax dal na ci koom démonté ko pièce par pièce last ne Idrissa Seck daanaka waxu fi lenn ndax kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko démb ci bu ñu koy samp ci bopp kuréel gi kàddoom yi dàkk na pon waaye pon dàkk na ko njiitu parti réew bi ne amul benn document boo xam ne Aminata Touré bàyyi na ko fa ngir mu mën ko gindi ci nan lay doxalee ci bopp kuréel gi waaye nag kàddoom yooyu dootu ko defati mukk ndax Aminata Touré tontu na ko ne ko ñaar kott laa lay xamal ba nga gëjee liggéey ak tey def na lu ëpp fukki at ak juróom rax ci doole administration bu Sénégal da la raw maanaam da nga des ginnaaw tey jamono joojee xamoon ni administration bi léegi lépp la ñu informatiser le Témoin ne guerre bi jolli diggante Idé ak Mimi jeexagul le Quotidien ne Idrissa Seck nag jamono ji day gënt ci gënt la nekk de yeewoogul de source aané lettre d'invitation bi ñu yóbbul Aminata Touré ngir mu teewee samp Idrissa Seck ci bopp conseil économique social et environnemental Aminata Touré daa wàññi waa ji ba noppi ne ko bu ma kenn waxati lu jëm ci conseil économique social environnemental ñuy wax ci wopp gu yees gi lëmb ay gox yu bëri nappkat yi réew mi di yeewoo Vox Populi nañu lu toll na ci junniy nit jot nañoo laale ci wopp gi ci juróom benn gox yu fasantikoo ci réewum Sénégal yëglekaay bi ne juróomi téeméeri nit yi amee wopp gi yëpp Ndakaar lu ñu yeewoo fukk ak juróom-ñett yi waxtu yi ñu ngi ci l'hôpital bi ndax wopp gi da leen tàmbali ëpp doole Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu paj mi ci réew mi ni ñàkkul ne tooke leenu sol ci géej gi loolee nag moo waral wopp gi ci Sénégal ba noppi dàkk ne wopp gi mën na walante ci biir askan wi yëglekaay bi ne Caaroy ak Tëngéej nag waxtu wi napp moom dañ ko fa tere kenn dootu fa nappati de L'Observateur ne ci ay xabaar yu leer ne wopp gi tooke bu nekk ci géej gi moo ko joxe Libération ne ñuy wax ci mbas mi ci réew mi jeexagul beneen wopp feeñaat ci Sénégal loolee nag waral njàkkare gu yaatu ak yaakaar gu tas ca Caaroy-sur-Mer ndax askan wa fa nekke ci nen la ñu toog ndax gaale jamono ji dematunu ci géej gi rax ci dolli client gi jënatunu jën yi ci marché bi gars yi jënatuñu jën yi de ndax seen xel ci boppam moo dalatul Enquête Quotidien ne ginnaaw Caaroy ak Ndar Géej ñaar téeméeri juróom fukki nit am nañu yees wopp gi feeñ ca diwaanu Mbuur Ndayaan ak Joal Abdoulaye Wade bàyyi Karim Wade indi na joyante ci parti démocratique sénégalais Vox Populi nañu remaniement dëgg kay la def moom njiitu PDS ndaxte nee na bëggul benn coow ak benn benke nekk ci bile parti waaye yeesal gi yëglekaay bi nañu Bara Gaye maire bu Yeumbeul Sud bokku ca ñi bokk ci langue ñi tiru Macky Sall Walfadjri ci la xëy tey ak Moustapha Niasse njiitu assemblée nationale Idrissa Seck njiitu conseil économique social et environnemental ak Aminata Mbengue Ndiaye njiitu au conseil des collectivités territoriales yëglekaay bi ne ñetti ñii ñëpp fanweer ñetti milliards la ñuy jural askanu Sénégal Libération ne suukar bi ñu jëlee bitim réew dugal ko ci Sénégal lii moo soob jëwri gu ñu dénk wala ñene meeg Ndiaye bi ci Sénégal ci guddi gu bët setagul la ñu samp ci jam ñaajo saawu sotte ñëpp den ci gis seen bopp Le Soleil ne projet immobilier Dakar First la ndiki démb kon leen ko samp ci réew mi juróomi tur yu mag yoo xam ne benn bu ci nekk fanweeri étage ngay def loolee juróom-ñaari at lépp dina noppi te ñaari téeméer ak juróom-ñaari milliards suñu koppar lañ ci dugal Le Témoin ne cene ba léegi charia lay jëfee benn waaye bu ñu tuumal njaalo lañu jàpp yóbbu ko ci kanamu dëkk bi yëpp duma ko téeméeri yar mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laaj kon xabaaru njoloor si gërëm nañu ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu jolaande fii ak boobu ngeen wëy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu doog jàmm juma mubarak